télé sax tey ñu dalal kenn si conseil municipal yi di Samba Diop Samba ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. waaw Samba gis nañ dëkk bi fi mu toll nii man nañ wax ne àdduna la sax coronavirus dugg ñu gis ne président jël na ay mesures est-ce que mesures yooyu noonu président jël ñi ngi koy respecté fii ci Sadio. waaw ñu ngi koy respecté parce que yaakaar naa ñun avant président di jël ay mesures ñun am na lu ñu jotoon a def sax en tant que commune parce que au début jëndoon nañ lu demee ne Madar eau de javel ak Decto bi ak ay sotala ak ay paani raxasukaay yóbbu ko ci lieu public bi. waaw léegi gis nañ ne confinement bi ñëw ak jotaay yi nga xam ne ñu ngi koy tere ak xale yi nga xam ne dañ leen a bàyyiloo école bi pour ñu toog seen kër gis nañ ne boo ñëwee Sadio dafa mel ni exception dafa am ba léegi ñu ngi continuer di gis grand place yi di continuer di gis xale yi si mbedd mi est-ce que loolu du risque. loolu moom ay risque la waaye yaakaar naa ne en tant que autorité ñun li ñu waroon def nañ ko parce que joxe nañ oto bi def ay sensibilisation pour ñu toog seen kër fii nag Sénégal day àgg foo xam ne fii loi moom ba la ñu ko appliqué rek ñu bëree bëri leneen teg ay daan wala yóbbu leen ci yoon rek mooy tax ñu baxoo parce que foofu booy seet fii tey grand place bi ñu fi ne ñëpp ay responsable ñoo fa ne te oto bi dawal na ba tàyyi seen pegg taxaw fa Youssou ak Abbas ak Seydina Ali Fall def sensibilisation ci biir marché bi ba dëkk bi jeex yaakaar naa ne ci côté sensibilisation daal def nañ ko mais nag nit ñi ñoo respecté tout affaire bi. léegi c'est une question de santé publique la maanaam loo xam ne nii du kenn nit rek la xam nga population bépp ñooy menacé wu est-ce que ñoom bu ñu continuer di def grand place amul mairie amul droit jël si ay matuwaay. matuwaay bi de mooy woo gendarmerie rek mu ñëw tas grand place yi parce que comme la mu ko defee ci dara gi àdduna dama yaakaar ne commandant nekkut au courant. waaye bu nekkee au courant ci jag yi am fii jotaay yi am fii ci côté yi yaakaar naa ne dana ñëw tas ko parce que daal liñ fi dajee baaxul daal. waaw gis nañ tamit oto yu bëri arrêté woon dem Touba bi te li président wax mooy transport interurbain yi wala interrégional yi moom lañ tere te Touba ak Sadio mën nañ na benn région bi la lan moo tax oto yi mënatuñ dem Touba. waaw oto yi mënatuñu dem Touba parce que li ñu wax parce que bu fekkee ne oto bi dañ ne ñaar nii rek lay yeb ak safar muy ñett soo ko seetee ñoom bu ñu déparé rek danañ samp ci gendarmerie au moins li ñu war a fay gendarmerie mënut a génne li leen client yi fay ak seen gasoil loolu moo tax oto yi mënatuñoo dem. léegi population Sadio oto yi nga xam ne mooy indi marchandise di indi ceeb beeg ak denrée de première nécessité yi est-ce que jurul ay jafe-jafe beeg ak denrée de première nécessité yi est-ce que jurul ay jafe-jafe si jënd beeg jaay mi. non foofu moom amul jafe-jafe parce que ñi nga xam ne nii ñooy jaay léegi nii ñoom danañ dajaloo di booloo suñ dajalee ñaari nit jël oto daal dem jëndi ñëw mu ne même ci daara yi aussi oto yi ñu ngi dem di ñëw. waaw léegi dañuy jafe-jafe daal. waaw léegi dañuy ñëw si couvre-feu bi gis nañ ne 20h fu mu jotee ñëpp dañoo war a tëri wala ñëpp dañoo war a dugg seen kër yi est-ce que disposition yi nga xam ne président jël na ko Sadio ñu ngi koy respecté. foofu moom ñu ngi koy respecté parce que gendarmerie moom surtout le commandant moom foofu dañ ko defal mention spéciale parce que gis nañ ne mi ngi def patrouille partout ci dëkk bi pour ñëpp di nekk seen kër yi à l'heure ñu daal 20h xam naa ne bu jotee gisuñ kenn koy dox ci mbedd bi. léegi gis nañ ne maire yu bëri comme Barthélémy Dias gis nañ ne mi ngi def ay dons di joxe ay ceeb ak i diwlin di ko jox ñi nga xam ne ñoo néew doole est-ce que mairie Sadio pare na pour def loolu. mairie Sadio nag pour le moment pareegul pour def loolu parce que su may wane la ñun li ñu njëkkoon a def rek mooy dégager benn montant boo xam ne bi ay sotal lañ ko jëndee woon kotol Madar ak eau de javel ay Decto loolu daal lañ jotoon a jënd yóbbu ko ci lieu public loolu moom jotoon nañ ko def waaw. léegi dañuy ñëw si Sadio si jafe-jafe Sadio gis nañ ne Sadio burul Sadio si biir Sadio tamit gis nañ dëkk yi ñu ngi jooytu ay ndox ñii di jooytu courant biir Sadio di jooytu tali ak hôpital wala bërëbu fajookaay bu mucc ayib fu ngeen toll si problème Sadio yooyu noonu. ñu commencé si ndox moom yaakaar naa ne su may wane la commencé nañ di am satisfaction. parce que su ma yeboon la soo demee ci budget commune Sadio woote woon nañ fa 25 millions pour électrification ci yenn village yi ba temps yële si gannaaw waa Saint-Louis ñëwoon nañ fi war a électrifier le village de Banan Njolofène Gayna kooku kon boo seetee foofu village yu mag yi ñu fi desee mooy lu demee nekk Kambel ak Ngaraaf
te comme que wote woon nañu un budget de 25 millions dañuy xaar rek su état jalonné village yooyu ba pare ñu mën a jëlee courant yi foofu yóbbu ko ci village yi fu mel ne Kambel ak Ngaraaf pour ñu am courant. est-ce que askanu yàgg nañ leen dig surtout askanu si ñi di leen dig ndox courant ba te duñ ko gis est-ce que loolu tamit du dellu si dig yooyu noonu rek. non non foofu moom du fa dellu parce que yaakaar naa ne ku la jox añ ne la toogal ma ñëw andi la reer da nga ko gëm parce que avec PUDC commencé nañ le forage de Sadio Mbayar ñu ngi koy gas équipe ba koy gas ma nga fa ñu ngi koy gas directeur PUDC sax ñëw na fan yii te le forage de Signy am na beneen deuxième forage. ñu ngi reyante pour unité jeunesse bi ci biir commune Sadio bi te dara mënu leen fee téye lu may mbay mi parce que Sadio xam nañ mbayu tomate bu baax a baax a baax bis bu ñu demoon ba am forage yu doy rek pour mbay yaakaar naa ne jeunes yi dootuñ génn dem fenn te dootuñ ñee seen benn morom. léegi ñoom nee nañ dañuy du ngeen leen wax dara dañ leen di bàyyi ñuy bay ñi si ëpp doole dañuy bay ba si biir seeni tool yàqu ñu nga financé tool lu mat 100 000 nga dem ba si biir amul ndox xam nga est-ce que loolu noonu wu lañ woon def politique boo xam ne bala ñu siy dugg ñoom ngeen wax leen lu leer nañ soit man ngeen a bay ndox dina am assuré leen wala ngeen a leen ku bay tamit ndox du am ñoom ñu xam waaye bay ba si biir sa tool yàqu parce que manque d'eau loolu tamit ñu ngi koy déplorer. foofu nag yaakaar naa ne am na ci foo xam ne fii ñii bay la ñuy jàmm parce que techniciens yi bu ñu nee par exemple forage bi 200 tool la am da nga gis ñoo xam ne ñii sax bala ñu ne bu kenn bay la ñuy dem ñoom installé seen i tool am na ñoo xam ne clandestin la ñuy def pour dem installé. léegi loolu ñi nga xam ne ñoo jiite forage wala ñi nga xam ne ñoom lañ jiite ñu nekk fi. ñoo si war a jël seeni moto est-ce que loolu du seen benn faay bu ngeen wane parce que nga ne du fi am ñoom ñu jël clandestin dem def li ñuy war a def te du mujj fenn tamit xam nga loolu tamit mën nañ ne seen liggéey moo sooxe foofu noonu. non mi ngi mujj fenn parce que am na ñoo xam ne ñi ngi koy def dañuy dagg seen i tool yóbbu leen au niveau de la gendarmerie parce que ñu ngi leen di topp moom. am na ñu ñuy dagg seen tool yóbbu leen gendarmerie am na fii am na ñu dagg seen tool ba pare yóbbu leen gendarmerie ñoo xam ne dañu bay te kenn wax leen ñu bay ñooñu dañu daggoon seen i tool ba pare yóbbuwaat leen gendarmerie mais nit ñi daal ñoo mën a jàppale aussi tim ñi nga xam ne ñu ñëw gestion ndox mi. léegi ñu ñëw si wax nañ si courant wax si ndox mi léegi dañuy ñëw si tali bi doon na loo xam ni Sadio da koy jàmpat fu mu toll xam nga ba léegi nii tali amagul Sadio xam nga lan mooy blocus bi ak fu ngeen si toll bu fekkente ne yéen a ngi lijjanti tali. suñ politique daal mooy fu ñu toll fu ne ñu ngi ciy wax parce que yaakaar naa ne ci su daaw ci heure bi monsieur le maire. dama na toog le ministre wax ci ak moom Macky Sall ñëw na fii ouverture campagne kenn waxalu ko moo ko waxal boppam lancé ko daane la route Taïf Sadio Dolli dañ koy defar mais boobaag léegi nag problème état moo am ay lenteur yoo xam ne daal ak seen i budget ak seen i kii moo tax loolu ba léegi antogul mais président de la république moom wax na ko moom publiquement ñëpp di ko dégg. léegi ñi ngi xaarandi ndimbal yi war a jógee ci état denrées de première nécessité yi nga xam ne nii président de la république annoncé na ko ay ndimbal yu war a jógee ci état jëm ci askan wi nga xam dañoo néew doole. gis nañ nag ay wax ñu ngi siy jug ñii ne nañ bu ñëwee du egsi fi mu war a egsi si chef de village yi lay yem xam nga boo waree am 100 kilos. waaw te comme que wote woon nañu un budget de 25 millions dañuy xaar rek su état jalonné village yooyu ba pare ñu mën a jëlee courant yi foofu yóbbu ko ci village yi fu mel ne Kambel ak Ngaraaf pour ñu am courant. est-ce que askanu yàgg nañ leen dig surtout askanu si ñi di leen dig ndox courant ba te duñ ko gis. est-ce que loolu tamit du dellu si digg yooyu noonu rek. non non foofu moom du fa dellu parce que yaakaar naa ne ku la jox añ ne la toogal ma ñëw andi la reer da nga ko gëm parce que avec PUDC commencé nañ le forage de Sadio Mbayar ñu ngi koy gas équipe ba koy gas ma nga fa ñu ngi koy gas directeur PUDC sax ñëw na fan yii te le forage de Signy am na beneen deuxième forage boo xam ne day nekk diggante Kambel ak Banan booba tamit yaakaar nañ ne daal nañ ko réaliser avant ñu dem élection locale. léegi si wàllu courant électrification rurale gis nañ ne à part Sadio ak ban dëkk Gerle gis nañ ne dëkk yu bëri amuñu courant te dëkku tey boo demee Taïf commune Taïf dëkk bi nga xam ne moo gën a mën nañ ne taxu koo ree noonu am na courant muy Saadatu ak Kër Baaba te suñu dëkk yi nii ba léegi nii dëkkaan yi amuñu courant fu ngeen toll si électrification rurale. électrification rurale bi moom li ma la ci wax rek su may mën a la jàppal ne gay na parce que bu njëkk dañ doon wax rek mais bii paana dañoo romb wax parce que suñu demee ba am écrit sur noir blanc muy le ministre bi bind
envoyé fi ay techniciens yu ñëw jël le village de Banane le village de Ndiolofène ak le village de Gane yooyu moom seen explication taxaw na. léegi ñu ñëwaat si biir Sadio gis nañ ne Sadio activité bi fi gën a am doole mooy bay mais dañ gis zones yi bu ñuy bay tool yi maraîchage bi gis nañ tool yu bëri dañuy dem ba si biir mu yàqu ndax problème mu ndox mi du doy xam nga est-ce que mairie taxaw na si pour amal Sadio ay forage yu doy yoo xam ne jeunes yëpp dañ mën a toog biir Sadio bay. waaw foofu moom ñu ngi ci études yooyu parce que fi ñu toll nii fu ñu toll fu ne ñu ngi def étude boo xam ne bii dañoo bëgg forage boo xam ne bii uniquement mbay moo ko tax a jóg parce que li ëpp solo mooy maintenir jeunesse bi au niveau de la commune pour ñu toog bañ a def exode rural bi ba tax na daal fu ñu toll ñu ngi reyante pour limiter jeunesse bi ci biir commune Sadio bi te dara mënu leen féetee lu mooy mbay mi parce que Sadio xam nañ mbayu tomate bu baax a baax bis bu ñu demoon ba am forage yu doy rek pour mbay yaakaar naa ne jeunes yi dootuñ génn dem fenn te dootuñ ñee seen benn morom. léegi ñoom nee nañ dañuy bi li ngeen leen wax dara dañ leen di bàyyi ñuy bay ñi si ëpp doole dañuy bay ba si biir seeni tool yàqu ñu nga financé tool lu mat 100 000 nga dem ba si biir amul ndox xam nga est-ce que loolu noonu wu leen woon def politique boo xam ne bala ñu siy dugg ñoom ngeen wax leen lu leer nañ soit man ngeen a bay ndox dina am assuré leen wala ngeen a leen ku bay tamit ndox du am ñoom ñu xam waaye bay ba si biir sa ay ndimbal yu war a jógee si état jëm si askan wi nga xam dañoo néew doole. gis nañ nag ay wax ñu ngi siy jug ñii ne nañ bu ñëwee du egsi fi mu war a egsi si chef de village yi lay yem xam nga boo waree am 100 kilos ñu jox la 50 kilos est-ce que loolu noonu jël ngeen si ay dispositif ba ndimbali egg fi mu war a egg. dispositif yi ñu ci jël mooy boo demee au niveau de l'arrondissement am na commission arrondissement sous-préfet moo ko jiite ànd ko ak le maire ànd ko ak chef du CADL ànd ko ak commandant brigade ànd ko aussi ak représentant des chefs de village ak représentant des jeunes ak boo ñëwee ci commune bi représentant sous-préfet mooy président commission bi maire mi ngi ci commission bi représentant chef de village mi ngi ci commission bi GPF mi ngi ci commission bi mooy ki jiite jigéen ñi commune bi yëpp. représentant des jeunes mi ngi ci biir commission bi loolu daal ak commandant brigade mi ngi ci biir commission bi te yaakaar naa ne ñooñu bu ñu ñëwee su quota bu ñu jot bu ne bu ñu koy joxee danañ ko village bu ne danañ ko jox turu chef de village ba poids bi ñu ko jox carte d'identité ba numéro carte d'identité mu émargé même moom it bu ko jox ci village bi ku mu ko jox ku ne danañ ko imposer mu bindu turu ki mu jox numéro carte d'identité ki mu jox ak lim quota bi mu ko jox su paree retourné ñu loolu ñu xool ba xam poids bi ñu ko joxoon àgg na ci nit ñi wala àggul ci nit ñi. léegi critère de sélection bi ñan ñoo mën a bénéficier aussi si parce que est-ce que ñi ngi wax naan ñëppay am wala ñu ne ñi nga xam ne jàpp nañ ne dañoo ndóol ñooy am est-ce que loolu bu amee du indi discrimination. indi ay man jàpp naa ne waruñu seet ak ñi ndóol parce que ci couvre-feu bi yaakaar naa ne bu 20h jotee ñi ndóol ak ñi ndóol ñëpp ñooy tëj parce que benn yow yaa ngi nii place nga yor di liggéey presque su may wane la bi couvre-feu yi commencé ak léegi àjjuma gisatoo fi nit yow ci gerte ngay liggéey su ma wane la presque léegi à perte lay daw parce que yaa ngi fay location matériel yi nga yor muy sa bascule yeeg balancé yooyu yëpp da nga ko luyee yaa ngi koy fay te jaayotoo gerte te chaque suba yaa ngi ubbi di toog am ñoo xam ne ñi da nga ànd ak ñoom ci place bi di liggéey aussi ñu am la ñu war a wàccaale te gisatoo kenn ku ne la jaay ma gerte kon yaakaar naa ne buñ gam-gam leen ñëpp rek daane ñi néew doole rek la ñuy jël am na benn côté boo xam ne am na ñuñ pénaliser man daal ci sama xalaat mooy yaakaar naa ne dañuy war a maasale ñëpp rek fexe ñëpp am waaw ñëpp am quoi ku dëkk Sadio rek képp ku yeewoo Sadio rek am mélanger li rafet daal mooy am parce que nag ñun Sénégal yi dañoo gaafawut ñii di lekk ñii toog di seetaan ba tax na lu ñëw daal dañ ko war a bokk rek ñu bokk. waaw Samba ñu ngi lay jaajëfal di wax ne Samba mooy conseil municipal bi fii si diwaanu Sadio ñu dalaloon ko suñu site internet wala TV internet ñu ko wax Sadio TV xam nga ñu ngi koy jaajëfal bu baax di wax Samba nga tàggatoo. waaw di leen sant rek yéen télévision bi. di sant aussi Sadio TV di leen sant bu bëri di leen ñaan rek fi ngeen bëgg a yóbbu Sadio yàlla jàppale leen ba ngeen yóbbu ko fa. di remercier aussi population bi nga xam ne bii mooy population Sadio ñoo ñu jël def ñu ay conseillers mu ñu nekk neen fukki conseillers ak juróom tànn ci kenn ne ko yaay le maire muy Pape Sidi Ndiaye ñuy ñaan aussi population bi daal ne ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci confiance bi ñu am di ñaan it yàlla jàppale ñu ba projet yi nga xam ne ñu ngi koy séentu ak di ko mébét son excellence Macky Sall jàppale ñu ci ba ñu am ci réussite même bu ñu amul 100% it ñu am ci 80% parce que population bi yëpp ñun lañ yaakaar kon ñu di leen jox dégg digga rek di daje ba beneen yoon.